asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi di seetaan ITV di déglu iRadio ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seen seetaan ak seen déglu ci file ci ITV ak iRadio tey nag ñu am mbégte di dalal suñu ñaari gan yi bokk na ci Ibrahima Ndiaye nekk enseignant en droit sëñ bi Ndiaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf Antoine merci jëf. suñu beneen gan bi mooy. Senghane Senghor, chargé des affaires juridiques et de protection des droits à la RADDHO, Rencontre africaine des droits de l'homme. Senghane nuyu naa la. Merci Antoine maa ngi lay fay bu baax. Très bien professeur tey dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu justice ndax ku seetaan actualité bi ci télé yeeg déglu ko ci rajo yeeg lire ko ci journaux yeeg dégg ngeen affaire Ousmane Sonko ñi ci dingat justice. am na ñu ne sax justice dafa far te dara xewagul am na ñu jàpp itam c'est tout à fait le contraire naka nga mun a jàngatee yooyu réaction jëmale ko ci wàllu justice. jërëjëf Antoine maa ngi lay gërëm ci invitation bi di am mbégte aussi di waxtaanaat ci sujet bi nga xamante ne dafa lëmbe réew mi. di wax rek ni na nit ñi dal. te xam ne dañu nekk ci république nekk ci réew mu nga xamante ne yoon moo ko lal yoon mooy doxal te yoon mooy mujje kon bu fekkente ne lu mel ni am na te xamaguñu fu ñu jëm nañu bàyyi ñi war a liggéey maanaam justice et justice boobu aussi il faut que ñu wóolu ko parce que moom mooy li nga xamante ne bu ñu ko soxlaa mu ànd ak ñun dañuy d'accord bu ñu ko soxlaa aussi àndul ak ñun mun nañu am naqaru xol mbaa mbetteel mais terewul justice bi dina def liggéeyam et puis on sait que le Sénégal aussi réewu droit la nañu xuus ci biir sujet bi mais bu ñu demee ba ci biir xëy na leneen dina gën a feeñ dal. Très bien maa ngi lay gërëm di la sant Senghane noo gisee coow li dingat yi ñuy dingat justice fekk dara xewagul. Merci Antoine. Man sama xalaat ci loolu mooy que effectivement Sénégal réewi droit la parce que am na aussi effort yu ñu def yoo xam ne ñu ngi fii te justice aussi dafa am importance ci réew parce que fii dañ ko fi ériger même au rang de pouvoir. Tout à fait. Mais nag c'est vrai que bi mbiri Ousmane Sonko bi xewee bari nañu dingat justice li ko expliquer aussi xam naa ne. Histoire yi passé la yi fi xew bu yàggul. parce que tam dafa am nag yu fi xew yoo xam ne justice bi doxalee na ci noo xam ne xaw na andi xeli nit ñu bari ñu teey. et loolu peut-être moo tax partisans yi ak ñenn ñi jóg teel a jël les devants di dànkaafu justice bi. est-ce que loolu c'est un comportement bi ñu mën a rafetlu comportement républicain parce que justice bi yëragul dossier bi. xamaguñu ndax Ousmane Sonko def na wala deful kon fu mu nekk nii est-ce que la bonne attitude nekkul woon ñëpp maandu ñiy wax def na ñiy wax defuñu ñëpp war a maandu. waaw effectivement parce que dossier bi Antoine damay faral di wax depuis mu xew ko ku wax Ousmane Sonko moo def wax nga loo xamul ku wax deful aussi wax nga loo xamul. parce que du lu kenn fekkee. peut-être ñaar ñi ci weccante ñoo ci mën a wax lu leer bu ñu demee ba ci kanami justice mais bon puisque aussi moom dafa am ñu farag moom xam nañ affaire bi nan la doxee moo tax aussi nit ñi di jël les devants parce que aussi il faut ñu fàttali ne mbiri Karim Wade bi mu fi jaaree ñu bari dañ doon wax ne bàyyi leen justice mu def liggéeyam. gis nañ un peu dysfonctionnement yi am ci biir procès bi ak fa mu mujjee. mbiri Khalifa Sall ñëw fi aussi mu bari impair yu ci xew yoo xam ne mënoon na ñàkk doxee noonu loolu moo tax aussi bi ñenn ñi di demee tey parce que ñaari affaire yooyu yëpp ma la wax mënoon nañ yegg si sax ci résultat bi ñu yegg si mais ñu xoolaat doxalin bi. mais dañ ci dugal précipitation dugal ci souvent même woñ loxo. texte yi jaarat texte yi foo xam ne du foofu la ñu waroon jaar ba arrivé ci résultat bi ñu arrivé te loolu baaxul dafa xaw a andi li ñuy wax benn perception bu négative ci justice bi et justice li ko gën a lal tax mu gën a dëgër mooy d'abord perception bi ci nit ñi am même si aussi mën nañoo wax nag ne réewi àdduna bi yépp loolu am na fa daanaka foo ci dem nit ñi am nañ ñuy d'accord justice bi mu ngi dox normal ak ñoo xam d'accorduñ ko par contre fii
proportion yi dimension yi yëf yi fi mu commencé yegg dafa xaw a doy waar trop. ne tam il faut ñu wax aussi ne loolu du luñ mën a régler ci mbedd mi. ça aussi nit ñi war nañ ko xam. très bien professeur. am na kaddu bi nga yëkkati jëmale ko ci justice bi ne dañoo war a wóolu suñu institution yi rawatina nag justice parce que justice bi institution la pouvoir la itam mais lan moo waral ñu bëri boo leen waxee waxu justice ñu ci am xel ñaar maanaam ñu bëri wóolatuñu justice lu indi loolu. voilà merci beaucoup damay wax ni toujours Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ni réew yi gën a baax ay texte la bokk. parce que texte yu mag yi ñu def ci àdduna bi yëpp pratiquement Sénégal da koy signé donc dafay ñëw mu ratifier ko bokk ci. donc la loi aussi au Sénégal ni ñu ko defee ni ñu ko tëggee loi la boo xamante ne bu mucc ayib la ni ñu ko bindee léegi nag lenn dafa am li nekk ci yeneen métiers yi mu nekk ci chauffeurs yi nekk ci commerçant yi nekk ci avocat yi nekk ci ba ci ay docteurs. am na peut-être ci biir justice bi maanaam ñu jox la liggéey ne la nii nga ko war a liggéeyee nga doxale neneen. doxalin boobu nga ko doxale aussi mën na bañ a nekk sa coobare. mais mu nekk sa xam-xam ak sa perception fi mu toll ci yëf yi. mbaa nga doon ku nga xamante ne ñàkkul duñu ko ragal a wax dañu la ger mbaa da nga doxale noo xamante ne da nga ragal. ñàkk teraanga bi nga toog. loolu bu fekkente ne nit ki daf ko def. jotewul dara ak justice li mu ko wax ni ko nii laa bëgg nga doxale droit nee na nii nga doxalee donc là nekkul institution bi mais nit ki la. léegi donc il y aura li ñuy wooyee application de la loi ak la loi en tant que telle. application de la loi mooy li nga xamante ne wax nañ la ne lii la yoon wax te nii nga ko war a doxale yow mi ko war a doxal nga doxale neneen nu dul noonu man duma protéger ab magistrat bu nga xamante ne dañ la jox ab dossier doxaloo ko ni nga ko war a doxalee mais jàpp naa ni justice bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy les pères fondateurs par exemple des premiers textes jàpp nañu ne pour ñu organiser institution bu mel noonu jël benn dogal nga dénk ko benn nit kese di xaar mu dogal wóorul loolu moom moo tax ñu dugal principe de le principe donc de double juridiction boo demee ci yoon nga ñu àtte la nga am dëgg nga doyloo ko dem ki nga xamante ne moom moo ñàkk bu ko neexee day demandé waat ñu àttewaat yëf yi waaw am na ci sañ-sañ voilà bu demee mu def appel alors ñu àttewaat yëf yi joxaat ko tort maanaam mu ñàkk ñu ne ko doyul bu la neexee mun nga introduire sa pourvoi en cassation loolu moom mooy andi ne benn problème mun nañu ko commencer atte mais dem ba atte ko lu tolloog ñetti yoon léegi nag su boobaa dañu naan li doy na mooy yegg si nañ ca cëppaandaw ga munatuñ ko atte parce que li ñu wax yépp lii la andi donc bu la neexee lii mooy doon bu la neexul aussi lii mooy doon amatul recours parce que ñun nekkuñu yàlla voilà ku ñu yàlla yàlla rek a xam li xew fa mu xewe ak na mu xewe fii ay nit ñoo fi nekk ay firnde la ñuy sukkandiku pour wax ne lii la ñu war a joxe par rapport ak texte yi li mu ñu jox loolu nag bu fekkente ne dañ ko doxale noonu ki la bindal texte yi mais wàccoo na ak yow bu fekkente ne yow da nga nekk un magistrat nga ne dossier bi jox nañ ma ko nga tudde ko dossier sensible tous les dossiers sont sensibles parce que dafay engager ay intérêt wu nit ki lu mu ñàkk doole jàppal ne nit la fii réew mi ñu nekk nii damay am habitude di ko wax kenn gënu fi kenn ëpp fi kenn yelef yaa xam li nekk sa gannaaw yaa xam li nekkul sa gannaaw mais bu fekkente ne ñëw nga ci kanamu justice say rongoñ war na fer léegi nag yooyu. parce que mooy fajal ñëpp. ku mer foofu ngay jëm ku mer foofu ngay dem. moo tax confiance bi bu dañee rek musiba la. voilà léegi nag institution bu toll noonu ñu nekk ci réew. ñu dem ba nga xamante ne am na ñoo xamante ne bu ñu nee day dem justice ñëpp ne nii lay demee ça veut dire que certainement am na fenn fu nga xamante ne sukkandiku nañ fa. dañu naan lu rey ku ndóbin rey sa maam boo seenee lu ñuul da ngay. daw mais li fi jot a jaar ñu apprécier ko noonu ak li xew nii du benn. il faut que ça soit clair. oui il faut que sam jar naa leeral. lan moo leen wute. li tax mu wute nag. te ma bëgg toujours di ci insister pour que. réew mi ak ñi gën a parce que am na solo itam. voilà ñi gën a nekk xale. ñuy porter seen attention ci lenn. muy que dossier yooyu ñu fi doon jot a wax yëpp ay dossiers yoo xamante ne réew mi lay doon
contre nit. maanaam ñiy doxal réew mi dañu naan diw mi jot naa liggéey ci réew mi doxale na noo xamante ne alalu réew mi mbaa intérêt wu réew mi. nii ak nii la ko doxale te waru ko woon a doxale noonu. donc loolu dafay doon lu nga xamante ne c'est public. parce que une action elle est tout simplement publique quand l'intérêt général bu fekkente ne soxal na askan bi soxal na réew mi ak ñi taxawal réew mi mais fii nii dama bëgg nit ñi ñu dépassionné. su may wax ñu dépassionné mooy que nit mënu la muusa ka waane ba xam lu xew ci biir néeg diggante góor ak jigéen damay sax wax ñu baal ma ne leen ki leen ñetteel mooy yàlla. te yàlla kenn du ko convoqué. donc ñaari nit yu nekk ci biir néeg la fa xew kenn xamul lu mu doon. bi ñu génnee kenn ku ci nekk kenn ki nee na yaa ma def lii keneen ki ne ko defuma la lii. mais ki nekk ci biti lu mu ci mën a xam. dara. léegi tey dañuy jàpp ne ki nga xamante ne la ñu topp. ne yow yaa def ba fii ma toog di wax ak yow jàpp nañu ne man ak moom ñoo yem. ci mbir moomu ça veut dire que deful dara présomption d'innocence la kenn mënul wax ne ci jamono jii ñu toll Ousmane Sonko moom moo def. mbaa Ousmane Sonko deful. léegi nag loolu yoon moo ko doxalee noonu su yoon demee ba dugg ci biir lii tax mu mën a jël décision aussi mooy ay firnde. oui da cee gëstu. day gëstuwaat ko yër ko yaraat ko gëstu bi ñi ci war a dugg yëpp dinañ ci dugg. ba nga xamante ne bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga xel lëndëm ci tuuti maanaam. ki war a jël décision bi amul lu ko wóor ne damaa war a sukkandiku ci lii pour jël décision. moom ci boppam danaan du ma jël décision di condamner nit te lii ñu ma won nii doyuma ça veut dire que donc joxuma sama dalu xel loolu moom mooy nga jàpp nit ki ñu andil la ko andil la ay firnde waaye firnde yi doyul nga ne kii daal dama koy bàyyi pour le bénéfice du doute. donc ñu ngi protéger mais loolu aussi du tere. ñu topp ki nga xamante ni dañ ko tooñ te mu jàpp ne dañ koo tooñ ñëw ci yoon. léegi nag dinañ ko wax ni ko yow itam ci réew mi nga nekk fii nga juddoo dëkk fii amee fi nationalité donc ki nga xamante ne moom nga andi fi yenn bokk ak yelleef te fii ngeen ñëw fii la ñu koy firndeele. quelle que soit sa personnalité. parce que kenn du la tuutil kenn du la tuutil. bu fekkonte ne amuloo benn mbokk ci réew mi nga ñëw fii nii amuloo ku la taxaw. réew mi si boppam am na sax sasu jël ab avocat jox la ko parce que situation bi nga nekk dafa dañ la war a défendre même bu fekkente ne ñaari nit lañu li ñu seq dafa woo li ñuy wooyee droit pénal te droit pénal dafa leer maanaam da ngay def ñoo xam ne lii nga def lii mooy daan bi ñu teg la ko mais balaa ñu lay teg daan bi dañu koy teg ci ay yu wóor taxoon tey jii nag ma ni il faudrait que ñu am suñu dal bi mooy que j'appelle à la désescalade mu xaw ma tubaab noonu la koy wooyee maanaam fi nga xamante ne xiiru bi ak doole ji ñuy jaayante boo jàppee waa ji réew mi tàkk boo defee lii nangam ak nangam loolu ñun en tant que technicien vraiment jàngale wuñu ko te woote wuñu ci képp ku nga xamante ne yaa ngi yaakaar ne loolu dina am aussi di nga nax sa bopp parce que mënul am. très bien leer na professeur Ibrahima Ndiaye di nekk ab jàngalekat ci wàllum droit alors Senghane da nga wax ay exemple jëmale ko ci justice bi ci kaw Khalifa Sall kaw Karim Wade ndax kaw Ousmane Sonko da nga am li nga ci njort maanaam justice bi doxal bu weng wala da nga joxe rek ay exemple. déedéet Antoine boo mayee tuuti damay dellusi ci li professeur wax. acca am na solo. dafa njëkk a wax mu ne Sénégal am na texte yu baax. am ay engagement yu mu jël au plan international. oui ma nangu li mu wax mais li ma ciy dolli rek mooy que texte pénaux yi régir Sénégal. mooy droit pénal yi Sénégal. man sama gis-gis ak gis gi ñu bari mooy laaj na ñu tëggaat ko. d'abord parce que depuis 1965 la woon. nañu xool contexte bi ñu defaree woon texte yooyu. contexte bi ñu ko defaree woon ak contexte bi ñu nekk nii bokkatul. te loolu dafa am solo dafa am déphasage ci tubaab. dafa am déphasage bari ci texte yi yoo xam ne dëppootul ak jamono. parce que jamono dafa dox lu mel joxe ci ay exemple parce que aussi c'est très important pour la clarté du débat. débat bi gën a leer. exemple yu pratique laa lay jox. acca bu njëkk bi mooy te boobu bi ma lay jox nii magistrat yi dañoo defoon benn colloque
fin 2016 boo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo génnee ñu ne boo demee ci article 28 bu code de procédure pénale ministre de la justice ordre bi mu mën a joxe ordre de poursuite la mais mënta joxe ordre de non poursuite mais ordre de non poursuite yi ñuy joxe verbalement lañ koy joxe ça veut dire du lu ñuy bind parce que texte bi aussi moom moo encadré wul foofu mu leer oui alors que loolu dañ ko waroon a leeral pour que ministre bi buy joxeeti yenn instruction yi mu bind ko mu leer loolu dafa laaj ñu réformer ko loolu dafa laaj ñu réformer ko ak yeneen point yoo xam ne ci biir texte yi yu ñu waroon a réformer la yoo xam ne Sénégal daf ko nangu woon ba commencé woon benn réforme texte pénaux yi liggéey nañ ci ay at ba yegg si ay boori 2016 alors ci suñuy gëstu parce que laaj naa ñi newoon ci sommet réforme bi ñu ne ma dañ xëy benn jour ñëw bind ma ne ma classé nañ réforme bi nee na ma classé ko laajuma lu tax xaw ma lan moo tax te loolu nag Sénégal sax demoon na ba Nations Unies ba diggee fa ne maa ngi soppi samay texte maa ngi defar texte yi lii ak lii ak lii maa ngi koy soppi pour dëppale ko ak lële dafa mel ni texte yi fi nekk ñoom ñoo gën a arrangé ñi yoru nguur ku ci yegsi ci nguur daal moom moo lay gën a arrangé loolu benn point la ñaareeli point bi mooy engagement yi Sénégal di jël au plan international kenn obligé wu ko mu jël ko moom mooy xool librement convention yi souvent dañuy bokk ci nañ koy tëggee ñu signé ko mais léeg-léeg bu appliqué ko jotee duñ ko appliqué la preuve l'affaire Karim Wade biñ koy commencé ñiy liggéey ci àq ak yelleef doomu aadama yépp dañ leen waxoon ne CREI du juridiction boo xam ne dëppooti na ak jamono parce que dafa am point boo xam ne bon man benn point moo ma ci gêné personnellement mooy lim amul double degré de juridiction parce que beneen bi ñuy wax renversement charge de la preuve moom man d'accorduma trop ci ñi koy utiliser comme argument alors ils se sont entêtés jugé nañ ko ci ba condamné ko mais engagement yi ñu am au plan international dañ leen wax ni ngeen ko attee du noonu procès bi il faut ngeen xool nu ngeen defaat ak moom mais ba léegi Sénégal def ciy def résistance gis nañ ko ci cas yi Khalifa ci li xew aussi li ci CEDEAO wax ak comportement bi ci Sénégal am loolu aussi bokkul trop ci liy honoré Sénégal waaw looloo tax ma laaj la ndax da nga am njort ci mbirum Ousmane Sonko nga ragal justice doxale comme ni nga ko waxee ci mbirum Karim Wade ak mbirum Khalifa Sall alors du man may ragal dama lay jox benn exemple bu may tirer aussi ci colloque magistrat yooyu dañ woowoon ay kàngam magistrat yi gën a mag ci ñoom lañ woowoon ñu def communication yi am ci ku wax ci ñoom bind ko ci rapport ba lañ dañ ko caa bind nee na saa boo yoree dossier boo xam ne dafa intéressé état bi dafay intervenir ñoom ñoo ko wax du man maa ko wax alors wax ko nag tekkiwul ne dañuy diingat wala dañuy ñaaw njort ci li war a xew mais dañuy demander justice aussi ñoom ñuy jël en compte critique yooyu ñuy def parce que justice bi ñun ñoo ko bokk justice bi daanaka bés bu nërmeeloo Sénégal day nërmeelu kon il est important ñoom ñuy déglu souvent critiques yi ñuy def ci ñoom yi ñuy wax ñu jéem cee góorgóorlu parce que man jàpp naa nag ne aussi am na yoo xam ne magistrat yi mën nañ cee góorgóorlu très bien très souvent on dit le procureur dañ ko tënk waaw am na foo xam ne ñoom war nañ fa mën di def yenn effort yi pour def seen liggéey comme ni mu waree mais waaw loolu dëgg la mais boo xoolee itam parce que aussi parfois la justice a bon dos am na cas yoo xamante ne itam ay magistrats faute nañ ñu sanctionné leen am na ñoo xam ne sax rajo nañ leen ci ay cas de corruption professeur mu ngi koy wax sànq donc mais loolu itam booy laaj justice def lu mu war a def est-ce que yow mi nekk justiciable war ngaa mën a jalgat ci yoon damay joxe benn exemple rek démb xam nga ñëpp gis nañ li xew université Ousmane Sonko moom dafa am lante ak yoon léegi état au Sénégal dafa interdire tout rassemblement mais gis nañ mu dem université def rassemblement te dégguñu ci itam waa droit de l'homme wax ci loolu est-ce que loolu itam quelque part vous ne faites pas dans la conspiration du silence c'est des faits aussi qu'on doit souligner. non Antoine. d'abord yéen sax wax nañ leen quelque part da ngeen xaw a jëng ci seen prise de position.
non ñun jénguñ ñun affaire Ousmane Sonko notre position elle est claire wax nañ ko def nañ entre temps ñaari communiqué génnee nañ ko ci affaire Ousmane Sonko. waaw ñun li ñu wax mooy biñ ko jéemee convoqué te mu nekk député. dañ waxoon état bi ne ko na conformé wu ci ay texam à la légalité. donc delsi nañ ci légalité ñun ñu ngi xaar li justice di wax ñun amuñ ci parti pris. seulement nag c'est un dossier boo xam ne dafa laaj ku nekk mu tey parce que dossier bi d'un côté comme de l'autre dañuy manipuler c'est ça aussi il faut le dire. Et bu demee noonu wax ji mën na bañ a bari en attendant mu leer. L'autre chose mooy Ousmane Sonko na oo ay partisans ci dal. parce que partisans yi xamuñ li xew. fekkee wuñ démb gis nañu mobilisation bu am université étudiants yi xam nga yooyu xëy na sax mën na yee fitna. loolu aussi contexte contexte bi sax laajut loolu. Je trouve même que même wax Ousmane Sonko jur gi nekkoon ci jamono loolu parce que dañ nekk ci jamono pandémie. Et aujourd'hui fait boobu dafa relégué même au second plan feebar bi alors que bés bu set ñu ngi jël suñuy compatriotes di yóbbu ci ay sëg te feebar bi moo ko waral loolu c'est vraiment regrettable. En tout cas ñun liñ koy ñaan di ko wax mooy na ànd ak dal moo ay partisans ñu xaar te ñu déglu justice bi parce que am na ñu ko défendre. ñun ñu ngi fi di veiller ñeneen ñu ngi fi di veiller et gis jàpp nañ aussi ne état bi ñun li ñuy wax souvent na koy déglu di déglu ñeneen ñu li enseignants yeeg ñëpp di wax. mu ngi koy déglu di ko jël en compte mais nag li mu wax dëgg la. li fi xew yëpp ñu mënoon ko wax ci homme politique ak cas bi bii cas bu bees buy door a am la. bu mosul am Sénégal. cas vraiment entre deux privés. Voilà deux privés même kenn ki bu nekkee député c'est deux privés. oui c'est ça foog ñu admettre ko parce que dañu parfois sax am traitement inéquitable. oui am na koo xam ne day plaindre aussi. kooku citoyen sénégalais la. oui loolu aussi foog ñu xool ko. ay droit am dañ ko war a respecter. tout à fait comme ni ñu war a respecter droit yi Ousmane Sonko. ñun loo rek la ñuy appeler. très bien wuñ leneen. professeur ñaari laaj am na lu mu wax ci wàllu réforme ci suñu texte est-ce que yow déjà d'accord nga ak moom ci loolu beneen bi itam am nañ sañ-sañ ñun citoyen laaj justice mu doxal bu jaar yoon mais itam. ñun citoyen war nañ cëral justice est-ce que gisoon na parfois léeg-léeg citoyen aussi mooy dem à l'encontre de la bonne démarche. Absolument li mu wax ni moom dama ci ànd ak moom depuis le début jusque-là. muy réforme déjà fonctionnement bi ak jeexi jaaxa yi am quelquefois bu fekkente ne dafa nekk des problèmes yu impliqué état bi. Mais je répète. Encore une fois de plus pour recadrer le débat dans cette affaire-là ce n'est pas l'État qui est impliqué. C'est une personne nit njaay bu jàkkaarloo ak moroomu doomu aadamam ñoom ñoo am problème. mais la lu tax ñuy évoquer état bi complot. voilà loolu yëpp dafa am lu nga xamante ne distraction da ciy am. parce que même bu fekkente ne da ngay jouer ak nit ki mbaa ngay football ak moom enfin ngay damye ak moom mbaa leneen mun nga dugal ay cax yoo xamante ne ay galgal yooyu doon yoo xamante ne da nga koy distraire. waaw pour mu wàcc yoon wi. moo tax ñuy siffler ay coups francs ay ñoom seen. tous la ak ay supporters sax. yuuxu kaas pour arbitre bi tiit nangam yooyu. perturbé ko mais ñooñu ñëpp kenn du ci wàcc ci terrain bi. gis nga supporter ci kaw tribune la yem. ñeneen ay dirigeants yooyu yëpp ci kaw tribune la ñuy yem. les acteurs ñoo nekk ci biir terrain bi ak arbitre. mun nañu ko andi ci cas bii nii. benn équipe bi mooy xale bi sant Adji Sarr bi tudd Adji Sarr. beneen équipe bi moom mooy Ousmane. arbitre bi nekk seen diggante moom mooy justice. képp ku ci wax doo dugg si ci terrain bi ci kaw ngay des. donc dama bëgg toujours ñuy ñëw ci l'essentiel. l'essentiel bi mooy xëy na sax léeg-léeg ñuy tooñ magistrat yi fekk ñoom seen. yoon newu ci magistrat looloo tax buy prêter serment. looloo tax buy prêter serment dañu naan ko mu prêter serment ci joxe justice au nom du peuple. Ça veut dire que le magistrat peuple bi moo ko yónni ne ko atteel ma donc bu fekkente ne magistrat bi dafay atte daf koy def au nom du peuple la justice est toujours dite au nom du peuple à partir de là maintenant réforme yi ñu ngi ci xam nga texte bu fekkente ne ni ma ko mën a misaale ci sama pour ñi gën a dégg wolof bi mu gën a la yomb boo amee benn mbubb mu nekk sa grand mbubb léeg-léeg di nga romb mu lonk xotteeku
mais bu xotteekoo du tax nga sot si dindi mbubb mi yëpp sànni. déedéet. da ngay dem nga ñaw partie boobu noonu nga xamante ne moom ba mu baax nga continuer waat. nga dem feneen lakk nga ut loo ci taf ba nga parce que benn mbubb nga am. loolu moom mooy politique pénale bi nga xamante ne moom lay wax fii nii 1965 la ñu ko tëgg. mais ci diggante bi bari na ay réformes yu nga xamante ne andi nañ ko ci bu ñu demee ba xam ne kat jamono dox na ba lii nga xamante ne sóoraale wu ñu ko woon jot na ñu ngi koy dund ñu dugal ko ci. bokk na ci wàllu viol. man bokk naa ci ñi nga xamante ne dañu def sensibilisation. diggante décembre 2019 ba janvier 2020 mooy bi ñuy waaj a criminaliser viol bi nit ñi nga xamante ne ay jigéen ñoom ñoo taxawoon di xeex depuis très longtemps ci wàllu affaire viol naka lañ ko war a àttee jàpp nañ ne dafa yomb jàpp nañu ne ku góor ki bu fekkente ne moom moo violé ni ñu koy daan doyul te aussi ma ubbi foofu parenthèse pour dire que am na ay góor yu nga xamante ne ñu ngi leen di violer. fii ci réew mi amuñu ku leen taxawal. mais loolu nag kenn du ko wax est-ce que nga loolu kenn du ko wax. mais duñ ko tudd parce que dañu jàpp ne viol jigéen rek la ñuy war a violer alors que am na ay góor yu nga xamante ne ñu ngi leen di violer. pour dellu si waat toujours. parce que dama bëgg ñuy centrer. parce que tout à fait centrer débat bi waaw. ñu centrer débat bi. mooy que réforme boobu noonu bi mu amee ñuy criminaliser le viol. mais dañu waxoon ne viol délit la. ça veut dire que mun nañ laa daan. mais doo tëdd fukki at. ça veut dire que lu ko yées moom ngay tëdd. léegi bi ñu xeexee ba yegg si ci loolu mais dañu tëgg benn loi bu nga xamante ne gëmuma ne Sénégal enfin ci àdduna am na loi boo xamante ne moom moo gën a répressive loolu. en matière de viol. léegi tey jii nii nag kon lan mooy problème bi application. léegi dinaa la sax expliquer pour ñi nga xamante ne. jotuñu xam affaire viol bi. dañu waxoon ne boo violé nit. condition de preuve yeeg ni ñu ki yeeg yëpp bu fekkente ne établir nañ koy pare nit ki mun nañu koo tëj waaye mënuñu koo tëj loo xamante ne yegg na ci fukki atu kaso. donc lu ko yées lay doon. ñu ne criminaliser nañu léegi bu fekkente ne condition de preuve yeeg yëpp établir nañ ko ba nga xamante ne juge bi war a appliquer peine bi moom xam na ne yow dañ laa war a daan li gën a tuuti ci lu mu la war a tëj mooy fukki at jëm kaw. léegi ñu aménager waat ko ni léegi nag bu fekkente ne viol boobu noonu ki ko def. dafa am ay circonstances yu aggravantes ni ñu koy wooyee mooy ay defin bu nga xamante ne daf ko def ci lu nga xamante ne dañu koy wàññi. ne par exemple bu fekkente ne dafa fekk jigéen bu biir boo xamante ne dafa diis munul xeex munul défendre boppam nga violer ko. loolu ci circonstances aggravantes yi la bokk. boo fekkee nit koo xamante ne dafa ànd ak laago. nga def ko. ci circonstance aggravante yi la bokk bu fekkente ne da nga fekk nit koo xamante ne xel mi dafa wàññeeku maanaam dafa dof nga jël ko violer ko. circonstance aggravante yi la bokk. léegi tey bu fekkente ne da nga ko def boole ko ak nag xupp nit ki maanaam da nga andi fetal. mbaa nga andi loo xamante ne moom jàpp na ni tey jii nii lii ma nangu ñu violer ma moo gën ñu teg ma lii nga xamante ne moo nekk sama kanam. waa ji mun na maa rey mun na ma defal li mun na ma defal li loolu yëpp ay circonstances aggravantes lay nekk. su boobaa nag loolu bu ci amee moom dañu lay tëj rapte dañu lay yóbbu donc nga dem defi travaux forcés. léegi bu fekkente ne travaux forcés boobu ma wax noonu nit ki li nga ko def da cee jëlee mu dee par exemple ci biir viol beeg yooyu xoj nga ko ba mënatul noyyi. mu jaar fa dee. kooku dañu lay tëj li des ci sa giiru dund. ak travaux forcés. perpétuité. beneen bi ci topp mooy que bu fekkente ne deewu ci. waaye jëlee na ci gaañu laago bu nga xamante ne da koy wéyaale. laago boobu nag dañu wax rek loo xamante ne da koy wéyaale ci desitu dundam. su boobaa aussi dañu lay tëj sa giiru dund def la travaux forcés. foofu la daan yem ci Sénégal. parce que rey nit amatu fi. en cas texte yi c'est très répressif. c'est très clair. et c'est très clair. léegi nag loolu aussi dafa am benn danger bu nga xamante ni. waaw dafa am lu mu àndal. ma bëggoon nag aussi di ci woo ñii suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñooy. xeex ci société civile droit de l'homme yi. il ne faudrait pas que ñu ne bëre rek nga condamner nit ki pour viol. parce que ci biir kaawu viol ni ñu ko tëddal ni ñu ko defee. dafay jafe pour témoignage am ci. dafay jafe pour témoignage am si ñaar ñu nekk ci biir néeg ñu jël seen caabi tëj ñaar ñooñu ku góor ki mën na def ku jigéen ki mën na def. ku jigéen ki ni mu mën a defee mooy que nit mën na sax ci exemple bu ma la jox wax d'accord ak yow ba ngeen sëy ba pare mu wëlbatiku. utiliser loolu dama lay chantage. waaw chantage mais loolu yombul
pour nga tromper ci ku fekkewul de mënoo cee wax mu dara. yombul nag pour nga tromper ci justice parce que jamono ji ñu toll nii dafa am lu nga xamante ne da cee bokk muy la science gis nga science bi moom moo tax loolu ñu doon yaakaar ne war naa mën a nekk lépp tey jii boo jëlee fukki góor yu nga xamante ne dañ leen a jiiñ viol boo seetloo ñaar mbaa ñett lañ ciy tëj pourquoi parce que ñeneen ña ca des dañ leen a ji ña leen topp andi wuñu ay firnde yu doy juge bi ba mu war leen a yóbbu kaso donc waa kër Ousmane Sonko yi war nañu mën a toog mais pourtant professeur xëy na dinañ ci delloo ak yow wax nga justice wax nga science ak justice jonction boobu mbirum Ousmane Sonko loolu dina ci am mën naa sax wax ne am na ci parce que d'après li ñu bind ak li ñu rapporté ak certains procès-verbaux am na prélèvement ci ndaw si d'accord mais côté Ousmane Sonko dañ ne wóolu wuñ loolu parce que mën nañ manipuler résultats yi mais justice ak science ci côté boobu lan moo ci sa gis-gis est-ce que parfois dañuy manipuler wala bokk am na yoo xam ne comme ni ko professeur waxee feeñal lu bëri li nga xamante ne du dëgg ay jiñaate dong la. manipuler moom mënuma firndeel ndax dina am. parce que sama xam-xam jëmut ci boor boobu. par contre déglu naa ñu ci expliquer ñoo xam ne nee nañ loolu mënul am parce que ADN bu dee ci karaw la jóge mën nañ ko xam. bu dee ci deret la jóge mën nañ ko xam d'après scientifique yi. ak ñenn ñoo xam ne liggéey nañ ci côté sécurité. très bien xam nga lu tax ma laaj boobu parce que dama dégg kenn ci responsable Pastef ne ñoom du ñu nangu côté science bi intervenir parce que mën nañ manipuler résultats yi. donc c'est-à-dire que pour man tam xaw na prématuré xaw na teel. ñu naan danañ nangu lii ak duñ nangu lale parce que étape bi procédure bi toll. man li ma yëg. mooy que ñoom duggaguñ sax en action. en réalité parce que dégg naa nga tudd procès verbal. waaw peut-être procès bi ci presse bi lañ ko nekk di def fi mu ne. mais ñoom seeni avocat d'après liñ ma wax man information yi ma am jotaguñ sax ci dossier bi. donc nañ xaar ba ñu jël dossier bi. par contre am na lu professeur wax ci. le fait que ñu jëlee viol ci délit yóbbu ko ci crime. am na danger surtout ci état bi teg ci Sénégal yi toll. parce que lu tax ma koy souligner mooy li mu souligner un peu suñu responsabilité ñun ñuy toppatoo ak yelleef doomu aadama. il faut que ñu expliquer tam ne délit fii Sénégal dañoo encadrer période garde à vue bi. dafa am fu mu yem. alors que bu dee crime encadré wuñ. loolu suñ xeex bu xaw a yàgg la. waaw ñiñ fiy détenir pour crime. très souvent enquête yi dafay yàgg ba trop. bu yàggee trop boo ñëwee jugement ñu libéré la ne la du yow duñ la dàmp. parce que aussi Sénégal amul législation pour loolu. satisfaction bi nga ciy am yow ak say mbokk mooy libéré nañ ko nga dem ñibbi te yooyu lu ñu war a corriger la. parce que loolu bi ñuy tëgg loi viol bi dañu waroon tëggaale loi bu ànd ak loolu. essayer limiter. période garde à vue ci bu fekkee crime dafa am mais aussi képp kuñ jàpp lu yàgg te fekk du yow boo génnee état bi mais période bi nga def noonu yëpp ñu téye la mënuñ ko passer par perte et profit. dañ la war a indemniser. dañ la war a indemniser parce que loolu mooy respecter aussi say droits parce que période boobu. dañ est-ce que loolu amul ci suñu arsenal juridique. non loolu amul ci arsenal juridique Sénégal bi fi mu ne. te loolu lu ñu war a corriger la te warta yàgg. waaw loolu daal. côté boobu moom noonu laa ko gisee. léegi bëggoon naa ko justement dafa ubbi brèche bu nga xamante ne daf ma soxal. muy ma bëggoon nii bés bu ngeen ciy def lu ngeen ciy munti def man bu ngeen ma woowee. fu ma munti nekk dinaa déplacer wu samay moyen bopp pour ñoo jàppale leen ci. parce que loolu noonu dafa doy waar. muy man dafa am ay cas yu nga ñoo xamante ne dañ leen a tëj te defuñu dara def fukki at kaso génn après. ñu ne leen c'est-à-dire que mandat de dépôt bi ñu leen di décerner. dañuy dem toog kaso par exemple ñetti at. ñenn ñi dinañ fa toog lu ëpp loolu. bu ñu génnee soit dañ leen di tëj peine bu nga xamante ne moom moo gën a tuuti la ñu fa tëdd. donc ameel nañu leen benn delta de liberté. boo xamante ne woon tëj nañ leen fa te waruñu leen fa woon tëj. beneen bi ci topp mooy que léeg-léeg sax da ngay ñëw ñu ne la doon yow. man dama ci am ñoo xamante ne dama yendu ak ñoom di waxtaan ak ñoom di nekk ak ñoom tous les jours am na nag benn commission bu nga xamante ne mu ngi nekk au niveau de la Cour suprême buy toppatoo loolu
commission bi dañu la wax ne la nag bu fekkente ne loolu dal na la dañ lay may délai mais délai bi ñu lay may ci ki nga xamante ne yàgg na biir kaso nga dellu siwaat say mbokk doon la tala xool doon la tala gis ak perception doole nguur ni ko famille yi di gisee benaan mënuloo xeex ak nguur mënoo xeex ak réew loolu moom moo andi commission boobu ñu war ko defaraat. commission boobu man li ma jàpp mooy que dañu ko war a def mu nekk une commission bu nga xamante ne justice daf ci am représentant. société civile ëpp ci ba nga xamante ni société civile bu ñëwee dinañu mun a wax ne lii la justice def kii donc moom moo ko tooñ. mais loolu bu la dalee aux États-Unis boo génnee da ngay créer société. parce que dañ lay jox xaalis bu bëri si. bu la dalee ci yeneen réew yi nag mën nga am ay jafe-jafe parce que ni ñu tëggee. kii bi la loolu moom vraiment bëgg naa ñu waxaat ci. bon li nga xamante ne moom moo nekk nag lii nii ñu nekk nii te may bëgg toujours bu may wax. li tubaab bi wooy extrapolation mooy mbirum Ousmane damay bëgg toujours man ñuy resserrer yëf yi rek. bu ma la déggee nga wax bu kenn waxee bëgg a génn rek damay bëgg a dellu si waat. affaire bi il faut que ñu xam ni mënuñu ci waxu politique. non professeur. oui sànq laaj naa ko Senghor. gis nga xam nga Ousmane Sonko nee na complot politique la. partisan am nee nañ. justice bi dañ ko bëgg a manipuler. mais bu fekkente ne yaa ngi wax loolu. te doxalin bu dëppoog yoon par exemple rassemblement bi ma doon wax démb. xam nga loolu. période couvre-feu lañ nekk. état dañ koy kii est-ce que loolu tam ndax yéen na maanaam. non loolu yëpp jàpp naa ko ci stratégie de défense. c'est-à-dire que nit ki mu ngi défendre boppam. te yeggagul ci juge bi. gis nga. c'est stratégie de défense bi nga xamante ne dëppoowul ak yoon. non c'est-à-dire que non cautionné mu ko de. je ne cautionne pas cela je suis en train d'expliquer. oui li xëy na li war a mun a tax nit ki. ñu woo la ci justice au lieu que nga dem ci justice ngay jaar di ut mbooloo. mbaa ngay jaar fu nga xamante ne di nga fa dinañ la wax ne yow la ñu àndal mais kii lay wax naan la yow laa àndal te xamul li nga def lu mu doon. kooku yow yaa ko jumloo. parce que nee naa la bu gaay soo yàlla. Adji Sarr ak Ousmane Sonko. amul ku nekk fii Sénégal ku la mun a wax li xew ci biir néeg boobu. très bien. kon loolu la. Ousmane aussi il faut que ñu conseiller ko. te gis nga dama jàpp ne xëy na sax ba ci biir communication yenn yi muy def. am na ci yoo xamante ne bu toogoon ak ñenn nit ñi du fa yegsi. ci communication yooyu noonu. par exemple bi mu ne damay dem di seeti waa université. te ku nekk xam ne université benn milieu la bu nga xamante ne. ay jeunes ñoo fa nekk. waaw dañu gaaw a yëngatu dañu gaaw a génn. waaw benn noppi. aussi c'est le terreau de tous les partis politiques. et de toutes les contestations aussi. oui politique yi partis politiques yëpp dafa am. parce que démb liir nañu ne am na ay étudiants yu génn yu bari yu ko tàccu mais am na ay étudiants yu ko doon yuuxu. waaw loolu mooy wane ni donc université dafa am sensibilité yëpp. il faut que moom bi mu jëlee décision boobu mu jàkkaarloo ak koo xamante ne daf koy wax ne ko Ousmane fii nga toll ni mënuloo dem. université. bu mu insister ñooñu insister. bu fekkente ne nag ñooñu def nañu mbaa wax nañu li ñu war a wax. moom mu xataraayu ne damay dem. su boobaa ñooñu dañu naan wàccoon nañu ak yow parce que wax nañ la li ñu la waroon a wax. mais munuloo ci période bi ñu toll nii université maa ngi jaalee suñu benn xarit boo xamante ne j'ai fait de la formation ak moom. muy Baye Niass Cheikh Baye Niass. ñu koy wooyee. alors doon na jàngale fii nii. man maa ko mag doon na jàngale fii nii aussi droit de l'environnement ak yooyu noonu yëpp. dafa xëy suba teel mu def benn malaise loolu moo ko yóbbu. alors bu fekkente ne da nga ñëw nag biir université mu leer la ne foofu nit ñi dañoo nar a ñëw topp la def ndiiraan te ñu ngi aaye loolu. yow da nga war a moytu loolu. parce que loolu noonu yëpp dafay mel ni ay action de défiance yooyu posé te yow fi ngay dem muy juge yi ngay fekki yow munoo leen a tiital. amuloo dayo bu toll nii. dafa am benn extrait bu ma gis ñu jël ko ci man di ko ci dugal ba ma koy wax ci benn cadre laa ko wax. mais yàlla xam na ne Macky Sall bu taxawoon sama kanam ma jaaraat ci. gis naa extrait boobu sax. bu ñu jëloon tous les politiciens ñu dugal ci biir kaso bi fii nii tëj ak caabi. du tere réew mi continuer dox. ci lu wóor lii man maa la wax lii donc nappante bi. ay di ñaax nit ñi nekk ci télé yi ak rajo yi di wax nit ñi dinañ taal réew mi bu ngeen defee li bu ngeen def li gis nañu ñun bi ñu gënee nekk xale fekkee nañu 1988. ça n'a rien à voir avec ça. fekkee nañu 1993 ça n'a rien à voir avec cela te loolu ay contentieux électoraux moom moo ko andi woon. lii ay mbirum naka lañ koy wooye mbirum sexe la. te dañu jël ay vie privée wu jàmbur teg ci
place publique bi dégg nañu vie privée wu Ousmane Sonko ci place publique bi parce que Ousmane bu sañoon dina denc ay jabaram nekk ak ay mbokkam ba ñu suul ko moom te kenn du ko waxal wax ju mel nii. très bien leer na jërëjëf professeur Senghane ci mbir mu ñu doon wax ci université ak mobilisation loolu yëpp nga xamante ne période bu ñu nekk dañ ko tere. waaw mobilisation bi xew université ñu ngi wax Ousmane Sonko moog ay partisans am ñu dal te ñu déglu justice parce que aussi amuñ feneen fu ñu dema justice moo fi sës moom moo fi solution bi leneen li ñuy wax justice rek mooy aussi ñoom it nañ tëddee njaaxaanaay professeur mu ngi koy wax nee na yooni état nekku ci mais nag il faut foofu ma yow d'accord ci loolu non yooni état mu ngi ci parce que ok politique mooy bu waxee état mooy parce que dañu wax ne complot état la que état moo comploté contre Ousmane Sonko. noonu laa ko comprendre. complot moom mënuñ ko wax. parce que ku wax complot fi mu ne pour man jàpp naa yaa ngi wax loo xam ne xamuloo ko. par contre loxo état mënu ci génn parce que ay service état ñoom ñooy doxal yëf yi. mais nañ ko doxalee ni mu war a jaaree. mais nañ respecter droit Ousmane Sonko ñu respecter droit Adji Sarr parce que ñun aussi loolu lañ mën a wax parce que ñun. dañuy liggéey ci impunité liggéey ci respect droit et ay sénégalais yoo xam ne ñoo yem dignité lañ jusqu'à preuve du contraire. bu ñu yeggee maintenant ci cappaandaw bi on verra li juge bi di génnee ñun danañ ko apprécier ñeneen apprécier ko et ñu xool. vraiment côté boobu daal loolu mooy précision bi ma ci bëggoon def. bëgg rafetlu aussi loxo bi ñuy tàllal. parce que c'est important que. ñu liggéey ci domaine yooyu parce que ñun bokk nañ ci ñi gën a mën a natt justice lu tax mooy plaideurs yi ak ñiy dem ci justice bi saa buñ fa amul lu leen neex. wala ñu am seen décision justice mënuñ ko exécuter lu ci ñun la ñuy ñëw. donc foog ngeen nekk à équidistance de différentes chapelles politiques. oui mais voilà, c'est important aussi. mais de l'autre côté aussi ñun dañuy gis dysfonctionnement yi. parce que ay juristes lañ. man mën naa lire décision de justice mën naa ko commenter bu baax. donc décision buñ ci andi te ma lire ko xool ne kii kat am na nu mu waroon doxee te doxewu ko danaa ko comprendre. mais souvent même nous faisons aussi l'effort ñu expliquer un peu justiciable bi pour un peu mën ko dalal. ak aussi mën a rafetal deri justice. mais justice aussi na def vraiment ay effort ci côté boobu. te préciser yi leneen. parce que débat bi yëpp dañ ko xaw a centré parce que justice du magistrat yi rek. c'est un ensemble. c'est un ensemble. Il y a d'autres aspects yoo xam ne peut-être bu ko jot bi maye woon war nañ ko évoquer. parce que par exemple bokk na ci li sooxal justice bi fi mu ne pour ñun li ñu gis mooy avocat yi lim bi néew na trop Sénégal. daanaka boo jéggee Thiès jéggi Kaolack mënatoo am avocat ci li des ci Sénégal. il faut nga fayee nit Dakar pour mu ñëw foofu pour défendre la et loolu. dafay tax dans la pratique le règlement 5 de l'UEMOA la mënuñ ko appliquer dans les régions. et ça aussi contribué wul ci li protéger trop citoyens yi ci seen àq ak seen yelleef. ñu jeexale foofu rek Senghane c'est vrai am na crise de confiance entre citoyens ak justice naka la ñu mën a restaurer confiance boobu ci tënk. restaurer confiance bi mooy un peu desserrer étau bi perception bi nit ñi am ne. pouvoir exécutif bi moom mooy manipuler justice bi parce que c'est un peu ça tax na sax ñenn ñi di laaj ne nañ couper cordon bi relier président ak justice bi. man d'accorduma trop nag ci ñu couper ko parce que pour le moment. defe naa ne laaj na autorité boo xam ne parce que juge yi faluñ leen. magistrat yi kenn falu leen. ki ñu fal dénk ko réew mi war na mën a am regard ci li ñuy def. très bien maintenant le ministre de la justice. doole bi mu am ci digganteem ak procureur loolu jàpp naa ne war nañ ko xoolaat gën ko encadrer parce que loolu en réalité lu bari sax lu nit ñi di wax du juge du siège yi la ñuy waxal mais parce que sénégalais yi ñu ci bari mënuñoo xàmmee kii parquet la bokk kii juge du siège la nangam ñoom. ñëpp la ñuy boole ay bokk voilà attendez voilà jërëjëf Senghane léegi professeur ñu jeexale foofu naka la ñuy restaurer confiance bi diggante justice ak justiciable bi ci tënk. voilà maa ngi leen di gërëm ci invitation bi tout cela restaurer confiance bi mu ngi départ déjà ci
sénégalais bi xam ni justice daf fi nekk pour moom justice nekku fi contre moom justice daf fi nekk pour ñi ñu néewal doole mu comprendre déjà loolu mu comprendre loolu xam ne justice bi daf fi nekk pour moom mais nekku fi contre moom beneen bi ci topp ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk décision de justice yi dañu leen jox ay kayit yu nga xamante ne bindal leen ay textes yu nga xamante ne dañ leen a jox seen indépendance fépp fu ma mus a jaar nit ñi attaqué principe indépendance de la magistrature j'ai dit que loolu problème boobu amul Sénégal léegi nag yëf mun na am mun nañ la jox sa indépendance nga bañ koo jël mais rien n'empêche à un magistrat ñu jox ko dossier bu nga xamante ne dafa gis ne liñ ko ci bëgg a defloo moom nanguwu ko parce que dëppawul ak yoon mu ne lii duma ci ànd bàyyi loolu kenn mënu ci dara am na ci droit beneen bi ci topp nag ma bëgg dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo ñu soxal tey mooy affaire Ousmane Sonko bii gis nga nit ñi il faut que ñu dal li tubaab di wax la désescalade je l'ai constaté sax parce que mbedd Dakar foofu romb amatul dara looy wan ni loolu am na donc benn bëccëg la doon mu jeex nañu jàpp ne Ousmane Sonko lii njëriñam moom parce que dafa inscrire ci lenn mooy que dama bëgg a jël réew mi waaw lii njëriñam mooy que justice kese moom mun a raxas nit ba mu set justice mooy setal nit bu ñu ko jéemee négocier mbaa ñu jaarale ko feneen ba ñu ne affaire bi dëppal nañ ko teg ko ay adversaire Ousmane Sonko dinañu ko exploiter ba fu mu munti toll léegi kon Ousmane man li ma koy conseiller c'est simple na yombal liggéey bi mu dem taxaw ci kanamu yoon défendre boppam ak les moyens yi nga xamante ne moom la yoon maye fii nii bu fekkente ne yàlla may na ko ci ndam mu génn du ma ne dina ko màggal parce que ay nit def nañu fi politique ba bàyyi politique kenn mosu leen a tuddal ay waxu mërs mais dina ko permettre aussi mu xam ne nit jéem na maa taqal ma gëm sama justice su réew dem fa ñu setal ma mais lu mel ni dafa rëy tuuma bi dafa rëy ba nga xamante ni ku bëgg a jiite nit ñi mënuloo ko wéyaale ci kaw ne dañu ko négocier parce que diw ak diw waxtaan nañu bàyyi nañ ko mu tëdd ci suuf man bu ma nekkoon moom du ma ko nangu très bien damay dem ci justice ñu raxas ma ba ma set bu demee ci justice aussi Adji Sarr am dëgg nañu xam ni kon ndogal dal na ci kawam parce que su boobaa la mu doon wut dootu ko mën te li nga xamante ne aussi loolu la texte yi war a tëddoo ñi fa nekk dinañ ko tëral parce que moi je sais que Sénégal bu fekkente ne expertise la en matière de comment ça s'appelle de sécurité de défense en matière de justice am nañ Sénégal ni ñu ci toll ci àdduna bi réew mi tollul noonu population bi tollul noonu donc on a de la qualité dans ce pays là te qualité boobu aussi il faut que ñu mettre ko au service du peuple mooy que ki tooñ ñu xam ne dafa tooñ ñu daan ko ki nga xamante ne tooñul ñu xam ne tooñul ñu jox ko dëgg bàyyi ko mu jërëjëf professeur Ibrahima Ndiaye di enseignant ci wàllum droit jërëjëf Senghor nekk chargé des affaires juridiques et de protection des droits à la radio mu nekkoon seen matinal ci iRadio ak ITV ñu ngi leen di gërëm di leen sant